من الشداد وجني تنية ربي بمدحة شفيعي بمنطق بديعي أمر بها محمدي يرهب الحقا جوابه بحقا بربي صدقا واشتغل ليلة البلد تنية ربي بمدحة شفيعي بمنطق بديعي أمر بها محمدي رب شار المصطفى صبرة كل مصطفى وخير عبد المصطفى بملك ومرسلين تنية ربي بمدحة شفيعي بمنطق بديعي أمر بها محمدي وسير خير الخلق شار جميل الخلق شار عظيم الخلق بالمحكم المنزل ñi tegoon si ñu wagg waxtaan wi mooy waxtaan ci wàllu suufi ak wahabi wahabi nag da ngay dégg souvent ñi naan ak salafi ma defa benn précision wahabi yi duñu ay salafi salaf lu baax la salaf mooy génération bu baax bi fi nekkoon bu ñu waxee salafu saalih mooy génération bu baax bi fi nekkoon les 3 générations yi nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooy salafu saalih ñooñu nag jullit ñëpp ci ñoom la ñu war a roy kantaan ak wahabi mooy ñi nga xamante ne ñoo gën a bëri ci jamono dina ñëw ci développé leen boo nee salafi ñoom ay boo nee leen ñoom ay salafi lañ yow doo salafi ça veut dire que ne yow da nga wax sa bopp yow doo ku baax parce que boo nekkul salafi rek bid'a yi ngay nekk mais salafi ñu baax la boo demee ci ki nga xamante ne mooy docteur Ramadan Bouti mu nekkoon benn borom xam-xam bu rëy sonnaloon na lool waa Arabie Saoudi demoon ne ba maanaam ne leen bu leen neexee ñoom ñi mu daggal boppam li xam mooy billet ñëw ba Arabie Saoudite toog wax ak ñoom jàkkaarloog moom nañ ko jox garantie rek mooy duñ ko rey mais mu wan leen ñoom duñu ay salafi mu ne salafi yi benn marxala la benn étape la woon bu jàll waaye du benn organisation bu ñu teg ay nit la woon yu fi nekkoon kon ñu ñëpp ay salafi lañ mais man damay préciser ne dañuy wax ci wahabi waaye ñu salafi moom wax naa leen mooy génération bi dund la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte ne nag ñoom dañoo bëgg ñi tuddee leen li nga xam ne mooy tur woowu ndax tur woowu da leen di tagg ak li nga xam ne mooy suufi kon boog suufi laay njëkkee ñun nahnu mutasawwifoon ñun ay suufi yanke lañ waaye suñu suufi bi mu ngi tegu ci lislaam ndax suufi yanke soufisme mooy benn xam-xam la bu màgg bu rëy waaye tamit benn démarche la bi nga xamante ne bu màgg la ci li nga xam mooy dayo sax na ci li nga xamante ne ci ay preuve yu leer kane ñi suufi bi ñuy wax ci lislaam la cosaano ca ci lay progressé te ci lay des am na suufi tasawuf mi nga xam ne al hindi la mooy indien yi seen tasawuf bu ñu doon dund bu yàgg waaye ñun boobu la ñuy waxee ñun bi ñuy waxee mooy at tasawuful islaami tasawuf bi nga xamante ne ci islam la cosaano ca ci lay progressé ca ci lay des man suma dérapé taxul mu génn ci man rek maa dérapé waaye tasawuf moom ci lislaam la bokk moom sax mooy ñoom mbaxtalu bi lislaam bëgg dinañ ci ñëw moo tax tasawuf mooy fexe ba dund yàlla subhanahu wa taala fexe ba du mooy lépp lu dul yàlla subhanahu wa taala fexe ba effacer ameelu ak existence lépp lu dul yàlla subhanahu wa taala lépp loo fi gis mu am kane dafa am rek ci yàllaa ko amal waaye amam bi sax nekkul li nga xamante ne mooy ci sens propre ci sens figuré la waaye yàlla moo am ci sens propre ndax li nga xamante ne cosaanam mooy ñàkk am suñ ko delloo ci cosaanam dafay ñàkk am li nga xam ne mooy cosaanam mooy amut woon suñ ko delloo ci cosaanam mooy amut kon doomu aadama yëpp wala mbindeef yëpp ñàkk mooy seen cosaan ñàkk am mooy seen cosaan kon bu ñu leen delloo ci seen cosaan mooy amuñu yàlla nag cosaanam mooy dafa am kon doo ko delloo ci cosaanam sax parce que moom dafa continuer di am mooy kon tasawuf mooy fexe ba dund yàlla subhanahu wa taala li Mawlana Cheikh Ibrahim waxoon xadaratu qudsi inda maxwin siwaha la siwaha yaa man yarumu liqaaha xadarat qudsi aynu wajhil ilahi fa mu daamu kaasin yaruqu xalaha barazat minha awalan yéena ma ko gën a xam
julɓe ɓe fof calminaama njuuraama kadi en calminii ceerno njuurim ɗum mboɗo naamdi jogiiɗo o saggere kam wonaa naamdere hadisi bii o ewa neɗɗo ko adii omo rewa Allah yo anndere Allah aarifuni qabla an ta'buduni mboɗo yiɗi ɗon o jogii ɗon saggiraade seeɗa pour me. À la page 5 du fascicule, il y a un hadith du prophète Mohammed rapporté par Bukhari qui m'a interpellé. Voici le hadith. Les meilleurs de ma communauté sont de mon époque, puis les suivants, puis les suivants. Il y a un hadith dont je voudrais qu'on me confirme l'authenticité, qui dit, je le dis d'abord en anglais, ensuite je vais traduire en français. Le prophète aurait dit, 3 generations after me will no longer be of me. Traduction, 3 générations après moi, ou les 3 générations après moi ne seront plus de moi. Il y a une essence de moi qui ne sera plus avec eux. Grosso modo, c'est ça. Alors, comment on fait l'articulation entre ces deux hadiths? Le premier, c'est celui qui est mentionné dans le fascicule. Les meilleurs de ma communauté sont de mon époque, puis les suivants, puis les suivants. Et l'autre hadith, dans lequel il dit que 3 générations après moi ne sont plus de moi. Je doute un tout petit peu. Voilà, je traduis un peu la parole du prophète. Donc, je voudrais avoir l'articulation de lan moo indi salaf lan moo indi suufi lan mooy originam lan lañ ciy ut nee na lan mooy seen stratégie nee na la ñuy wax sumale buñ ko yëngalee nee na boobu la ñuy am dax nee na buñ ko yëngalee ba noppi it ba mu yëngatu nee na dañuy indi benn mbàtt bu ndaw ñu xent ko ñu de maanaam ñu génnee ko ñu sàndiwaat ko ci biir soow mi nee na du deñ di nekk dax te itam du delluwaat ci biir soow mi nee na looloo waral moom Ceerno li mu fiy wax nee na dafay xent moom li mu yëngaloon nee na ngir nit ñi gën a dégg oustaz lam doon waxtaan nee na suufiya moom ak salaf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na fi léegi jibril ba mu ñëwee ci moom daf ko fekk muy def tadabburu ak tafakkuru ci digganteeg boroomam nee na boobu yonentu gi ñëwagut nee na foofu la ko jibril fekk mu daw mu ne yàlla di ko maanaam yàlla di ko kalee ci alquran mu ne ko yaa ayyuhal muzammilu zammiluni zammiluni nee na looloo waral kaf maanaam di kaf di kale nit ki loolu baax na ci diggante nit ñëpp nee na tubaab bi ñu ngi koy wax dérision nee na danay régler problème yu bari nee na suñu mag ñi nee na fépp fu ay xeex am problème nee na su fekkee ne jubóole lañ leen nee na dañ leen di def ñu nekk ay kal nee na loolu moo tax kal nee na fi mu jóge dafa sori comme yàlla moo kalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba addu ko ci alquran yaa ayyuhal muzammilu nee na xam nañ ne loolu kalee la de nee na suufiya foofu la jógee ba imaan ñëw ba islaam ñëwaat nee na wilaaya ubbeeku Seydina Aliyu muy dem ci ay jamonoom ba mu egg Seydina Cheikh mu ne nit ñi doo leen ay rabi àll doo leen ay malayka doo leen ay jinne ñëwaat leen ci dëkk bi
ngeen def li war nit fekk yéen a ngi des ci nekk ay suufi nee na mu wax leen mu wax fi lan mooy suufi nee na mu wax nit di delloo ci yàlla fekk mu ngi dund nee na lii mooy suufiya nee na fi mu mënta jaar nee na su fekkee ay yooni suufiyanke ay yoonu nit yàlla yu baax yi la jaar nee na foofu rek la ne looloo waral képp koo gis mu yor tariqa nee na kooku ci biir suufiya yi la bokk nee na am na fu ñuy dem it nit suñ ko waxee suufiya rek nee na mooy ki bàyyi lépp nee na déedéet suufiya googu wéy na nee na depuis jamonoy Zarruq ba mu egg fii ñu ne tey mu ne tey itam amul dara lu tax a jóg suufiya lu dul delloo jaam bi ci boroomam ba mu dellu des ni yàlla bëggee mu nekkee ko fekk mu ngi dox ci ndigalu yàlla mu ngi dellu itam nekk ak nit ñi li ko war digganteem ak nit ñi mu ngi koy def fi dagan mu ngi jël soxna mu ngi am njaboot mu ngi liggéey mu ngi jënd mu ngi jaay mu ngi jëndal nit ñu ngi koy jaayal nee na nit ñi nekkee noonu nee na li ñu bokk ak nit ñi ñu ngi ci ne li nekk seen digganteeg boroom ñu ngi ci nee na lii mooy suufiya nee na am na lu ciy keew nag nee na ba mu bëri wante loolu nee na comme ni mu ko waxee nee na loolu buñ ko àtte ci biir suufiya nee na nañ dem xooli lan la suufiya laaj nee na su fekkee ne nit kooku mu ngi ci kooku mu ngi ci biir suufiya bu ci newut nee na kooku mu ngi ci li ko neex nee na mu ngi sol yére nag nee na mu ngi tuddee boppam suufiya moom moo xam lan lay wër ci biir loolu ñun suñuy yoon nekku si nee na li am te muy dëgg nee na bokkut ci suufiya nee na Muhammadul Misri laajoon nañ ko ñu ne ko maarifatu billahi fan la tàmbalee ak itam fan la yem mu ne xamut wante it nag waaye xam na ne moom lépp lu génn awalu aaxir zahir baatin nee na xam na ne loolu bokk ci nee na te itam loolu itam lu setal boppam la gis nañ jamono ji tey nee na ñoo xam ne yaa ngi askanoo yéen a bokk sëriñ nee na mu ngi def loo defut mu ngi wax loo waxut mu ngi dundee noo dundeewut nee na la leen di atte rek mooy delluwaat ci njàngin gi ngeen xool lan lañ leen jàngal nee na ku nekk na bëre ba def loolu nee na mu mucc ci ŋàññ ci koo xam ne waru koo ŋàññ salaf nee na wax na nee na oustaz déterminé na fan la tàmbalee lan mooy seeni maanaam lan mooy seen yitte nee na till bu solee yërey bëy mbote nee na till bu solee yëre mbote nee na du dañ na till la rek nee na waaye loolu dana ko dimbali ngir mu attaque yeneen yi fekk yëguñu nee na salaf saalih kay nee na même bay di maabo ci la bokk su la yàlla matalee nee na yow kay mën nga ci bokk su fekkee ne ñoom fañ ko dogu rek la nee na comme ni ko maître Farafina waxee nee na mënuñu bokk ci ñooñu lu dul loolu nee na wax na fi mu tàmbalee
wax na contrat biñ fi defoon diggante Ali Saoud ak moom famille Mouhamed Abdoul Wahab ak Labarance d'Arabie nee na ku nekk si ñoom nee na li ko indi woon am na li ko indi woon am na lim doon dox nee na te itam ci biir loolu lañ ne ba tey nee na loolu amul ci biir salaf nee na loolu wahabiya lañ koy wax nee na ñoom dañuy bañ ñuy askanal nit leneen lu duhut yàlla wante boo dégloo ñoom ni ñuy waxee dañuy wax Arabie Saoudite royaume wahhabite Mouhamed Abdoul Wahab ak Ali Saoud nee na Arabie bi si ñoom lañ koy askanalee nee na te ñoom 1929 lañ rek nee na kon nag buñ jëlee ba ñu sàkkee mbindeef bi ba fii ñu jël ko askanalee ko seen bopp nee na warut ñu ñun ñuy toog di wax si ñoom lu baaxut nee na suufiya xolu loolu la wala déet fekk suufiya mooy xolul islaam nee na loolu buñ ko dindee lan mooy des nee na xam nañ ne loolu bu ñu réussir ci loolu ba noppi nee na li des tàqali jullit yi dana yomb nee na day des rek sariya defal ñu def la defal ñu defaat la nee na lii rek moo ci ne loolu nag diggante waadu ak wa'iidu nee na kenn mënu faa dund toppal yàlla nga dugg àjjana neen moyal yàlla nga dugg safara nee na fii du dund nee na aljanna maanaam mbindeef la safara itam mbindeef la nee na ku nekk si ñoom jox nañ ko mission bu mat nit itam dañ ko jox mission nit dañ ko sàkkuñu nit ak jinne lu dul ñu jaamu seen borom nee na Ibnu Abbas li mu wax nee na jaamu googu maanaam mooy dëgg-dëgg ñu xam seen borom nee na ku xamut yàlla du ko jaamu nee na mun nga def sa gymnastique ba sonn di tëbëg dal rek nee na loolu du jaamu yàlla nee na jaamu yàlla mooy dund yàlla da ngay dund yàlla nga yëg ko ci sa bopp nee na lépp loo xool lépp loo gis lépp ne képp noo ko gisee nga gis ci sa boroom subhaanahu wa taala nga xam ne moom moo waxoon ci biir alquran lépp lu ñu def ci biir ndigalam la moom borom bi wallahu xalaqakum wa ma taamaluuna nee na boo xamee loolu rek nee na dina néew li ngay maanaam di atte jaam yi ya Allah 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 ya Allah Allah ya Allah Allah Allah
parler aujourd'hui de la salafia. Il faut savoir que la salafia est un terme qui est galvaudé, dans le sens où le contenu du terme est différent de sa signification initiale. À l'origine, salafia, étymologiquement, vient du terme as-salaf. Salaf salir qui veut dire les pieux prédécesseurs. Donc, aujourd'hui, nous avons affaire à un mouvement, n'est-ce pas, qui part du principe de revenir à l'orthodoxie de la religion. Kitab ou Sunna ala fahmi salafil umma. Nous avons vu émerger au fil des années avec des maîtres célèbres comme Ibn Taymiyyah, comme Ibn Jawzi, comme beaucoup de grands érudits musulmans, parler, n'est-ce pas, de ce retour à l'orthodoxie, au retour, n'est-ce pas, à la sunna du prophète et du Coran. Un retour qui se veut être noble. Cependant, il y a eu beaucoup de déviations qui sont nées de ce mouvement, en l'occurrence la Wahhabiyya. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à une communauté qui a vu le jour en Arabie Saoudite sous l'égide de Mohammed ibn Abdi Wahhab, At-Tamimi Al-Najdi ibn Sulaiman. Donc, il s'agit du fondateur de la Wahhabiyya et nous allons vous expliquer quel est le lien entre les deux mouvements. Donc, à l'origine, la Salafiyya avait une cause noble, donc de parler du tawhid et de vouloir ramener les gens vers l'orthodoxie, en se basant sur le hadith du prophète qui dit Hayrun nas qarni summa lezina yalunahum summa lezina yalunahum, qui veut dire la meilleure communauté est la mienne, puis la prochaine génération et la prochaine génération. Cependant, ils se sont éloignés, n'est-ce pas, de cette première philosophie, de cette philosophie initiale. Al-Wahhabiyya, sous l'autorité de Mohammed ibn Abdul Wahhab, a vu le jour quand ce dernier a voulu, n'est-ce pas, ne plus suivre le parcours scientifique classique de l'époque. Il est fils de Soufi, de Cheikh Suleiman ibn Abdul Wahhab, et il a appris le Coran et la Sunna dans le village de Huwayna. Avant de se rebeller contre ce système, il a refusé de suivre les maîtres soufis de l'époque. Son père était à la tête d'une madrasa. Il a étudié le Coran sous l'autorité de Mohammed Hayya al-Sindi avant de se rebeller et de créer son propre mouvement. Il avait l'habitude de dire, Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'il tient sa science de source étrangère aux gens de son époque. Il avait l'habitude de dire que c'était un mujaddid, quelqu'un qui détenait une science nouvelle, inconnue des érudits et des contemporains. Raison pour laquelle il a tout de suite, n'est-ce pas, créé une rupture familiale. Son père a été contre, n'est-ce pas, l'avènement de sa philosophie, et de même que ses frères. Donc à la mort de son père, Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a pas hérité de la madrasa, n'est-ce pas, de Cheikh Suleiman. Par contre, il a commencé à développer, n'est-ce pas, sa thèse sur l'islam en écrivant des lettres dans le village de Ouéna, les adressant aux notables du village et en faisant la da'wa en porte-à-porte dans toutes les 40 maisons qui constituent ce village-là, jusqu'à entrer dans la zone, dans la ville de Arabia, où il a fait la connaissance, n'est-ce pas, de Mohammed ibn Saoud. Alors, une petite parenthèse, et mettez le doigt dessus, Mohammed ibn Saoud était d'origine juive. C'est très important de le noter, nous reviendrons dessus plus tard. Alors, quand Mohammed ibn Saoud a rencontré Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils ont tissé une alliance stratégique en vue de propager un islam nouveau, en vue de propager une nouvelle religion. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce qu'ils enseignent n'a absolument rien à voir avec
الخلد بلا بهتان يا الله من يحبني ومن يراني يا الله في جنة الخلد بلا بهتان يا الله من يحبني ومن يراني يا الله في جنة الخلد بلا بهتان يا الله وابنني خليفة تجاني يا الله محبة من أحمد أدناني يا الله. السلفية كما أشار إليه الإخوة. وقبل أن أدخل في صميم الموضوع أود أن تسمحوا لي أن أزف إليكم تحيات إخوتكم وأخواتكم القائمين أو الكائنين حاليا في موريتانيا والمنضوون تحت لواء جمعية عين الرحمة التابعة لشيخنا الشيخ محمد نور الدين صل، والتي مدت يد العون والمساعدة لشقيقتها في سنغال ألا وهي أي زد. نشكر الإخوة على ما تجشموا من عناء لبلورة هذه الفكرة الجيدة والعمل على إعداد هذه المنظومة أو هذا الفكر أو هذا المقتبس والمتعلق بالموضوع الشائك الذي أشرت إليه سابقا ألا وهي السلفية مقارنة مع الصوفية. على هذا الأساس أود أن تسمحوا لي أن أشكر جزيل الشكر الأستاذ شيخ مبي على ما قدمه ما شاء الله من كلام طيب منذ الصباح، وكذا الأخ بمار سلا الذي أفاد كذلك وأجاد باللغة الفرنسية. حبذا لو كان بالإمكان أن يتم التعامل بذكر المولد النبوي الشريف بهذه الطرق المجددة، فنحن مجددون في هذه المسألة كما أشار إليه الشيخ، لأننا اعتدنا على إحياء ذكر المولد النبوي الشريف بالطريقة التقليدية المعروفة والمحمودة. لكن حبذا كما أشار إليه علي بن أبي طالب الذي كان يقول: لا تخلقوا أبناءكم أخلاقكم فإنهم مخلقون لزمان غير زمانكم. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني بأنه يجب علينا في كل لحظة في كل مرة أن نحاول أن نواكب أن نساير ما هو موجود، أن نعاصر ما هو كائن كي نتمكن من الارتحاق بالركب كما يقال. يا الله يا الله